jaajëfal Pape Cheikh bu baax ak équipe bu waa Midi Plus mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës investiture yi local xam ngeen ne muy élection municipale ak départementale yi liste yi dépôt bi tàmbali na tey jii ci suba ba tey itam ci wàllum politique boobu Benno Bokk Yaakaar ka nu jiital mu jiite Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr la Cheikh Ba itam bokk ci boobile coalition tontu na Bamba Fall mi doon sàkku mu tekki ndombal tànkam mu ne fi mu ne nii ñoom Bamba Fall di maire ab Médina defuñu leen lu dut ragal lu ci mën a am daañ ciy dellu siwaat beneen ponk mbokk yi muy lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak itam xeex jàngoro ji di cancer col de l'utérus la ñu gis foofee ca diwaanu Kaolack Ndangaan ak itam consultation ba ñu doon def ngir xool jàngoro ji di sida dañoo gis ne ci juróom-ñeent fukk ak benn soxna yi ñu seet juróom-benn fukk yi ak juróom-benn amee nañ jàngoro yu sëy juróom-ñaar yi ñoom xel dafa teey ci jàngoro ji ñu dippee cancer col de l'utérus université Gaston Berger bu Ndar Géej ndongo ya nekk ci njàqare ñu ne lañu gis rek mooy lu jëm ci xeetu jaan yi ak yeneen ñu ngay génn ca bërëb ba noppi itam leneen lu ñu nemmeeku mooy anam yi ni jàngee metti na taabal ya doyut maanaam toltolaan gi foofee ca diwaanu université Gaston Berger ca Ndar Géej jéggi na dayo lu jëm itam ci wàllum caada tey dañuy def taxaw seetlu bi ci liggéey ñu ñuy woowee costumier ñoom nag seen taxawaay ci wàllu cinéma am na solo Ibou Diouf tase ci ak kenn ku Sénégal dootul présenté soxna Oumou Sy moom nag fii ci dendub Afrique bi am na taxawaay bu am solo ci wàllu wi tàggat ci yaramam Fatou Ndoye lañ ci fas yéene àndal li ci yéeni kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. xaar leen bu baax ci aljuma ji mbokk yi rafetloo ti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi dañu koy doore ak nañu ko junjee muy élection locale yi xam ngeen ne lu jëm ci liste dépôt yi liggéey bi tàmbali na tey jii ci Sénégal wërngal këpp moom investiture yooyee sax la ñuy des ndax Benno Bokk Yaakaar kanu jiital ci Ndakaaru ak li ko wër mooy Abdoulaye Diouf Sarr loolu nag dinañ ci dellusiwaat na mu gën a yaatoo des ba tey mbokk yi ci locale yi ak Cheikh Ba directeur général bu caisse de dépôt ak consignation mi tontu Bamba Fall mi doon sàkku mu tekki ndombal tànkam moom Cheikh Ba la mu wax rek mooy fi mu ne nii daal Bamba Fall ak kii ñoñam seenu fit dafa dem ci taxawaay ba mu am foofee ci diwaanu Médina duñ ci sori dañu koy teewlu ay kàddu Mamadou Fall moo ko taataan ngir yéen. Son Excellence le chef de l'État parce que tey dafa ma jox chance bu rëy ndax lii suñu mbébét la woon. Vraiment servir notre cité, servir nos frères et servir nos sœurs. Lancer un appel à mon grand frère Seydou ne ko sa rakk de pare na pour liggéey ak yow pare na pour liggéey ak ñi nga àndaloon yëpp gëm nañ ne bu si yàlla àndee incha allah dinañu gagné. léegi nag yooyu muy posé xam nga ku mel ni man ma def 30 ans dans l'administration nekk directeur général des impôts et des domaines nga xam ni sama dund yëpp xool ay textes de loi la. xool ay règlement am na loo xam du ma si juum waaye comme et je demande au maire d'ailleurs mu wut ay experts yu baax yu ko wër ñu koy xoolal texte yi mais comme foofu la toll moom am na ay voies de recours yoon may na ko bu fekkee dafa jàpp ni man dama war a jóge fi ma war a jóge ndax méngoowul ak li ma war a def na def voie de recours man de sama avocat yi ñu ngi taxaw comme ni ma leen waxoon rek ñun on est prêt sur toute la ligne pour ces élections-là qu'on devrait gagner avec la manière. ñu des ba tey ak waa Benno Bokk Yaakaar ca Kër Massar itam Fanta Siro juddu na fa ndax ñooñi Aminata Assome Diatta di jëwriñ bi ñu dénk wàllum commerce ñoom daal fi mu ne nii la ñu gis rek mooy Kër Massar Nord ka nu jiital mooy soxna soosu di Aminata Assome Diatta loolu nag indi na réeroo ca seen biir ndax ñenn ña bokk ca coalition ba te faruñu ak moom dañoo gis ne ak yàkkamte gaawtu dafa am ci mbir mi ca Kër Massar banlieue bu Ndakaaru ndongo ka la ñu fay fekki moo fa toogal groupe Futurs Médias.
Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar di bëgg a tas ndax ay xëccoo dox nag ci diggante responsable politique jëm nag ci élection locale yi nu dëgmal ci Kër Massar Nord mi coog mbaloo yu metti nag daal dee dox ci diggante ministre Aminata Assome Diatta ak nag ay responsable politique yu bokk nag ci bile coalition ci googule commune ñoom responsable politique yi ñu ne nag la ñuy sikkal kii di ministre du commerce moo di doxalinam te ñu jàpp ni nag doonu nag luy arranger seen coalition. loolu c'est faux parce que bu fekkee ne dafa xiif bokk mairie na ko dem uti ji. laataa gi la déclaration benn fan ci ginnaaw Aminata Assome Diatta benn pàcc ci Benno Bokk Yaakaar ni tabb nañ ko nag ngir mu doon seen candidat ci mairie bu Kër Massar Nord. suñu xoolee loolu yëpp ñu gis appel bi nga xam ne suñu njiit muy président de la République di Macky Sall def na ko pour que képp kuy wuyoo si turam wala képp koo xam ne soppeem nga mu woo leen si booloo si ñu nekk benn pour former unité. doxalin gu nu mel nag daal dee ñëw yokk ci xar mi karaw ndax Omar Top lépp lu waa kër Aminata Assome Diatta yi daal dee lalli nag ba mu set mu ni nag ba fi mu toll nii Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar Nord jàppaguñu nag ni kenn mooy nekk seen candidat. lépp principe yi nga xamante ne coalition bi teg na ko pour liggéey pour son excellence principe yooyu yëpp daf ko déchiré def ko à la poubelle. moom mi amee taxawaayu coordonnateur communal bu Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar Nord ni militant yi na ñëpp ni tekk nag te bu ñu déglu kenn ku dul seen président coalition. bu fekkee ne dafa xiif bokk mairie na ko dem uti ji Ziguinchor parce que foofu mooy place am. waaye Omar Top ci geneen wàll mu ni nag noppi naa topp ci ginnaaw Aminata Assome Diatta ci kaw bu fekkee ni Macky Sall moom la tànn nag ngir mu nekk candidat bu mairie bu Kër Massar Nord. ndongo ka ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey ci wàllum politique gannaaw Benno Bokk Yaakaar waa parti démocratique sénégalais itam ca diwaanu Tëngéej réeroo am na fa ndax ña bokk ca bile parti te itam nekk fa kañu joxoñ baaraamu tuuma ne mooy coordonnateur départemental ba daal ay njuuj njaaj la ñu gis ne da koy amal duñ ci sori dañuy ànd ak ki nga xam ne moom mooy Alassane Seck moom wax na dénk Abdou Diouf Diagne ay kàddu ak Ahmadou Bamba Samb la mu leen xamal mooy ñi ngi sàkk rek ci seen secrétaire général national di président Abdoulaye Wade mu àddu ci mbir mi balaa muy gën a ëppi loxo. mi ñuy tudde Daouda Niang nga xam ne mooy meeru Tëngéej gis ne bu mu fi nekkee ba tey daanaka gisuñu dara lu mu def loo xam mën nañu wax ne Daouda Niang mi PDS moo ko tax a jóg intérêt parti moo ko tax a jóg. bi ñu seetloo loolu parti bi nekk ci coono yu mel ne mën nañu loolu def bind. kilifa yi li ci gën a doy waar mooy bi ñu def di placer carte yi bu fekkee yow liggéeyal nga parti nekk responsable war ngaa mën a jël ay carte monter secteur normalement mais ñoom dañuy jël institution municipale yi ñu doon dimbali si ay aide liste yooyu dañuy génne di si monter ay secteur li gën a garaaw nag mooy élection yi jëm investiture ñu toll mu ngi taxaw di defal boppam ay liste di wax ne ku ko neex les textes maire yi ñun dañuy oo le secrétaire national maître Ablaye Wade bi nga xamante ne nii mosut seetaan injustice mosu ko nangu mu réparé li am Tëngéej. ngir xeex ñàkk cet gi ak itam mbalit mi jaaba jonge foofee ca Ngéñeen dañu fa bëgg fa taxawal ab décharge foo xam ne dinañ fa mën a tuur mbalit mi ñu ne nag daal ñi nga xam ne dañuy toppatoo lépp lu jëm ci wàll wi daañ ci ànd ak ñoom ci liggéey bi municipalité bi jox na leen lu toll ci benn ci hectare ngir ñu gën a amal boobilee liggéey Magay Ndaw mooy maire ab Ngéñeen ay kàddoom Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ko taataan. Programme, c'est de créer une décharge communautaire au niveau de Nguéniène. Traitement de déchets, ramassage et traitement, parce que nous, on a délibéré un espace. C'est là où va être construit la décharge. Il y a 1 hectare et quelques. Le financement, c'est la coopération française qui a financé ça, bien sûr, à l'accompagner avec la commune. Mais les fonds, 70% des fonds, c'est la France, c'est la coopération. Ça va nous permettre de bien gérer les déchets. Nous, la commune, nous ne pouvons pas gérer. C'est une compétence qu'on nous a transférée. Mais on ne peut pas partir sans les gens de Nguéniène. Vu le problème de Nguéniène ne peut pas se faire pour la commune entre les bureaux.
on a tendu la main à la population guinéenne pour se constituer un GIE et le GIE, la commune va transférer compétence au GIE que Michel est le président du GIE. Ce que ils vont en charge de tout ce qui est volet déchets au nom de la commune. ñu jégalu ci kaddu yi Magay Ndaw moom mooy maire Nguéniène kaddu yi ci français ngeen ko am waaye nag lépp leer na ndax la ñu bëgg rek mooy ne lu jëm ci toppatoo cet gi ak lu ni mel moo tax ñu tax foofu ab décharge fu ñuy tuur mbalit waaye itam dañuy ànd ak ñiy toppatoo maanaam lu jëm ci wàllum traitement bi ñu des ci xibaaru diggu bëccëg gi ba tey ci télévision Futur Média wax itam ci leneen muy Guy Marius Sagna ba mu génnee kaso ak léegi mi ngi toll ci ñaari ayu bés mu janoo ak taskatu xibaar yi wax xalaatam ci mbir mi ne ban ko dalee jàpp ba léegi atum 2014 ba sunu joon yàlla tey maanaam lu jege juróom-ñetti at benn yoon dong la ci am ab condamnation nee na sax condamnation boobu maanaam daan yenn ko teg la muy àndal wala boog na mu ko gisee mooy ak xoqatal janoom ak taskatu xibaar yi Abi Faye moo wujuloon télévision Futur Média. li nga xam ne moo commencé am Sénégal muy la judiciarisation du débat politique au Sénégal mooy léegi yow boo waxee ne Macky Sall ni muy saytuwee gendarmerie dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey au lieu ñu tontu la ci argument pour wane ne yow li ngay wax du dëgg ñu jàpp la tëj la xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex ngir beneen Sénégal ci beneen Afrique duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg te tey la waalo gën a aay damay fàttali itam bi may nekk kaso yenn saa yi ma gis yenn taskatu xibaar yi naan Guy Marius Sagna encore condamné 2014 ak léegi lu ñu may jàpp yépp ak waa FRAPP yépp musuñu ñu àtte c'est la première fois ñu ñuy àtte ku ñu musul àtte nag naka lañ ko mën a condamné arrestation yi ngeen di dégg yépp waaw dugguma ci ñaata la parce que pour man du loolu moo am solo waaye yéen ñëpp xam ngeen ne ay dizaines la arrestation yi ngeen di dégg yépp c'est la première fois guléet juróom-ñaari fan ci weeru octobre ñu ñuy àtte. ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak jàngoro ji di VIH ak cancer bu col de l'utérus muy cancer bi jàpp butitu njurukaay foofee ca clinique ba nekk ca Ndorong ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngatu ci mbiram octobre rose ak xeex cancer amal nañ fa ab dépistage maanaam xool jigéen ñi la ñu gis mooy ci juróom-ñeent fukk ak benn ci soxna yi ñu xool juróom-benn fukk ak juróom-benn ya ña ngay dund ak jàngoroy sëy juróom-ñaar ya xel sax dafa xaw a ñaaw ci cancer bi di jàpp butitu njurukaay médecin chef ba itam la mu xamle rek mooy jàngoro ji di sida xaw na faa am doole ba tax na mi ngi sàkku rek ci askan wi ñuy seet seen bopp na mu gën a teelee foofee ca diwaanu Saloum ki ci fa toogal Pape Mbaye Diaw la ànd ak Fally Gueye ci caméra bi. prévalence VIH bi daal di am doole lool fii nga xamante nii moo di ci région bi ki ko xamle di docteur Reynaldo Mendez nekk clinique communautaire ci alliance nationale des communautés pour la santé buñ sukkandikoo ci moom juróom-ñett fukk ak benn jigéen ñi nga xamante nii consulté nañ leen ñeent fukk ak juróom benn daal di na ni am ay infection sexuellement transmissible modérée infection yooyu nag doon loo xamante nii day yombal cancer col de l'utérus bariwaay bi fii ci région bi li ko waral rek mooy Kaolack da di zone Carrefour. que cancer bi tey ak VIH bi nit bu am en excellente santé mun na développer ci moom biir Kaolack nag lu tax mu jafe biir Kaolack parce que Kaolack benn zone stratégique la zone de transhumance la donc daa bëri nit ñuy romb di jël li ñuy jël dem seen yoon pour dem foo munti dem ci biir sud du Sénégal au nord du Sénégal Kaolack mënoo ko contourner donc loolu mooy wane que loolu rek mën na tax ne que mën na ne infection bi wala maladie bi diis na fii. ak juróom-ñaari cas suspect yu cancer du col de l'utérus l'association Femmes Appui aux actions de développement di xamle ne jigéen ñi dañoo war a farataal dépistage précoce. cancer bi jigéen ñi lay jàpp donc il faudrait que ñoom ñu xool leen ñi ko am ñu faj leen comme ni ma ko waxee léegi ñi ko amul ñu sensibiliser leen. sida bi tamit mooy c'est la même chose mais garab bi nekk efficace goo xam ne que ni bu fekkee ni seet nañ la. xam ne am nga doomi jàngoro ji dañ lay faj ci saasi donc dootoo wàlle naam da ngay continuer jël say garab la ba ñu gis lu koy faj. lu weesu consultation gratuite yooyu téeméer ak ñeent fukk ci ay jigéen daal dinañ leen sensibiliser ci VIH bi ak ci cancer du col de l'utérus daal dinañ leen di xamal tamit nañ lañ mën a def ba moytu jàngoro yooyu.
aywa bu ñu jógee Saloum ñu doxantu ca Ndar Géej foofee ci université ba di université Gaston Berger ndongo ya ñoo ne ci njàqare nee ñu ay jaan ak yeneen ñooy génn foofee ca bërëb ba noppi itam ñuy dundi jafe-jafe ndax toltolaan wifi ba taxu koo demee noonu amphi ba itam table banc yi ca war lim ba matul ndax ndongo yi itam seen ab lim dafa takku ci noonu dañuy teewlu coordonnateur bu ndongo yu université Gaston Berger Ahmed Abdoul Majib lay wuyoo ay kàddoom Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ko taataan. étudiants yi war a toog même pour jàng mooy chaise yi mooy fi nga xamante ni mooy salle de classe yi dafa manqué et chaise yi tout le temps dafa damm te boobu ba léegi ay at a ngi nii depuis at bi nga xam ne moom moo passé ñu ngi leen di woo pour ñu ñëw indi ay saafara si loolu te defuñu ko si biir loolu étudiants yi ñoo jënd micro ba bañ nañ ko ba léegi dañuy jël même si seen bourse bi nga xamante ni nii dañ leen ko jox te matul dara ñu siy jënd ay pass connexion ki nga xamante ni nii moom mooy le président de la république le 12 bi passé ñun tase woon nañ ak moom ñu jox ko benn mémorandum bi nag dañ see relaté lépp loo xam ne nii mooy problème ñu yaakaar ni lii kat buñ si duutee baaraam buñ si jógee def ko dina saafara li nga xam ne mooy jafe-jafe yi étudiants yi di jànkonteel si biir université bi dëkkuwaay bi dafa tilim goo xam ne dafa jéggi dayo te dafa ruslu même foo xam ne ni ay nit dañ fay tase di jàng mu mel noonu comme àll lañ nekk nag il faut ñu jël ay dispositions yoo xam ne tamit mooy permettre étudiants yi mën a jàng normal ñun ak jaan yi ak jiit yi ak bari ak bukk yi sax ñoo nekk fi nga xam ne nii moom mooy campus. ñu wax itam ci leneen muy seen suuf projet la bu nu taxawal ne ñu ngir gi indi ay saafara ci coowal suuf li nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Sénégal wërngal këpp ñu ne sax mbir mi ñi ngi ko tàmbali ci fukki commune ak juróom-ñaar fii ci réewum Sénégal ñu ne juróom-ñett ya foofee ca Ndoukoumane fa la nu fekk baax lu ci mën a am dañuy teewlu Ousmane Diop moo jiite antenne ba nekk foofu ca diwaanu Ndoukoumane ay kàddoom ki ko taataan di Oumar Ndiaye mi ñu toogal Kaffrine ak li ko wër. mooy nan la ñuy téye suuf téyenin bu mucc ayib nan la ñuy jàppalee communes yi ba ñu mën a téye suuf téyin boo xamante ne dina mucc ayib kon ci loolu projet boobu dañu fas yéene accompagner acteurs yëpp yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci wàllu suuf ñett communes yi nga xamante ni moom la ñu war a intervenir fii ci Kaffrine nga xamante ne dañuy dem foofu lëkkaloo ak mairie ci téyelin boobu nga xamante ne nii dañ koy téye ñu téye ko téye bu mucc dinañ leen aussi jox ay jumtuwaay yoo xamante ne nii moom lañ koy gën a mën a téye 21 millions d'euros moom mooy budget global projet bi te mi ngi commencé aussi ci juin 2020 te day dem ba ci mai 2024 incha allah. aywa Facebook soppi na turam fi mu ne nii mu ngi tudd Meta ñu ne Mark Zuckerberg mi nga xam ne moom Facebook jiite ko itam moo ko xamle mu ne rek te soppi nañ ko waaye ba tey mënees na koy woowee Facebook ana lan moo tax mu indi le coppite lan itam la ñuy soppi ci doxalin bi tontu li ak Mamadou Ndiaye. logo bu bees tàq mu mel ne wit bu dëpp fond bu weex tal loolu la marque communiqué fësal ni turu Facebook changé nañ ko duppee nañ ko léegi Meta. Facebook ci boppam comme réseau social bi ñuy utiliser suñu ay téléphone comme application du loolu mooy soppeeku loolu ni mu meloon li mu mel lay continuer di mel mais la société ci boppam ndax boo fàttali ko 2004 bi ñu créé Facebook kese la woon comme réseau social mais entre temps ci la ñu créé Messenger comme application de messagerie mais tamit comme yeneen plateforme yoo xam ne dañ koo jënd léegi nag entreprise boobu moo soppitu tudd Meta. Meta nag mooy diminutif Metaverse moom ci boppam annoncé woon na ay fan yi ñu génn fësal ne Facebook dafa nar a gën a jëm ci kanam surtout ci fukki at yi ñu jëm. ñi créé Facebook dañoo am benn vision futuriste maanaam dañoo bëgg dem ci li nga xamante ne moom la ñuy wax le métaverse nag boo ko déggee mooy lu mel ne benn réseau parallèle la benn internet boo xamante ne que internet parallèle la ñun dañ fay am suñu ay représentation maanaam tey nit ki au lieu que moom ci boppam moom mooy nekk foofu mais lu koy représenté lu mel ne avatar wala hologramme boo ko bëggee gën a leeral ci terre à terre da ngay jox jël exemple ci wàllu divertissement par exemple tey benn artiste bu gën def benn concert mën na ko defandoo ci 2 ba 3 barab yoo xamante ne ko yu bokkul la ci àdduna bi te benn barab bu ci nekk day mel ne artiste bi moo fay nekkal boppam ndax lu ko fay représenté loo xam dafay jege lu réel lool ba ki koy seetaan du ko ràññeetle ak ki nga xamante ne mooy le vrai artiste loolu technologie may na ko tey léegi nag kii seetaan tamit su ko defee moom du soxla muy dem ca barab ba mën na toog këram événement war a am Paris par exemple wala New York mu toog këram mais day mel ne mi ngi foofu ndax bu tourné gauche ki nekk ci gauche lay gis bu tourné droite ki nekk ci droite lay gis.
ci période de crise bii nga xamante ni Facebook am na lii ñu duppee e-réputation mu amoon jafe-jafe ndaxte ñi ko doon ŋàññi bari na ci la daal di profité lancé turam bu bees bii di Meta loolu nag ci yenn ci borom xam-xam yi gis nañ ne Facebook dafa ñëwaat indi coppite ngir defaraat xar kanamam ndaxte tolloon na ci ay jafe-jafe. Mamadou Ndiaye ñëw sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci wàllum caada ni ñu leen ko waxoon ci ponk xibaar yi tey nag dañuy def taxaw seetlu ci liggéey yëpp costumier seen taxawaay ci wàllu cinéma de su ko naatable Ibou Diouf tase ci ak ku ñu naan soxna Oumou Sy mu fekk baax fii ci réewum Sénégal turam àddina xam nañ ko Afrique rawatina moom nag liggéey na ak ay boroomi tur ci mel ni dem si yàlla Ousmane Sambène wala Djibril Diop Mambéty mu dellu siwaat ci liggéeyu costumier décor ak la muy àndal ci wàllu cinéma Ibou Diouf ak Yaay Diallo ñoo tasaak moom dëkk bu ñu naan Ouagadougou. bu ñuy wax ci wàllu cinéma colin bi tamit da ci am solo loolu ñu ne bëri na ci li muy fësal moo tax ñi nga xamante ne ñooy costumier yi am ci taxawaay bi ci ñooñu nekk doomu Sénégal bi di Oumou Sy def na ci liggéey bu mucc ayib. sama liggéey ci wàllu cinéma mooy yére yi ñuy sol colin bi ak léeg-léeg defar néeg yi defar takkaay yi. film bu nekk dafa am façon bu ñu koy bindee te façon boobu ngay demee pour def film bi parce que film bu ne dafa am histoire am. métier costumier nag ñu ne lu am solo la liggéeyu loxo la lu ci ëpp waaye tamit fexe ba yére bu nekk nga jox ko ab mandargal du liggéey bu yomb. histoire ak cinéma Sembène moo ma jëkk a yóbbu cinéma ndax bi ma gagné marché bicentenaire liggéey ci bicentenaire bi ak France bi ma pare. la ma Sembène fekk Beaux-Arts ni ma yow yaay costumière bi nga xam ne moom la ñu gën a wóolu ci Afrique pour que nga liggéey dama lay yóbbu nga liggéey ci benn film. Oumou Sy ñu xam ko ci wàllu stylisme taxawaayam ci wàllu cinéma tamit am solo lool loolee mu koy jaarale ci costume yi nga xamante ne yenn saa yi dañ ko koy jox. def naa IN def Samba Traoré liggéey ci ak Bernard Giraudot liggéeyaat ak Sembène ci Gelwaar. après def yeneen film dañoo bare ndax dañ koy tënk rek. lu laale cinéma ak costume yi nga xamante ne da koy faral di defar ñu ne nag lu yàgg la doore ko ci jamono Ousmane Sambène ak seen film bi ñu doon duppee docteur Diamo. waaw lu am xaalis la bu fekkee nekkoon nañu Amérique wala ñu nekk feneen ci yeneen dëkk dinañu am xaalis mais fii dañuy def film yi pour que film yi am parce que ñun mag ñi amuñu ci dara ñun sant yàlla la ñuy def ak bugg a defar pour que mu mun a am. Oumou Sy ñu xam ko ci wàllu stylisme ak liggéeyam tamit ak musiciens yi ñu ràññee rawatina Youssou Ndour ak Baaba Maal bokk na ci Djibril Diop Mambéty Ousmane Sambène Flora Gomez Idriss Ouedraogo Laurence Attali ak ñi gën a féete ndaw. Ibou Diouf ñu sant ko bu baax di ko gërëm naka noonu Yaay Diallo tàggat yaram yegg si nañ ci Mame Fatou Ndoye laay dalal Mame Fatou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Dieng di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. aywa tàggat yaram lan nga koy tàmbalee. ko ak li nga xam ne mooy réduction de peine boo xamante ni waa Jaraaf sàkku woon nañ ko ba pare am nañ ko ki nga xam ne Youssou Diall dañ ko interdiroon ci wàllu activité ci wàllu football ci diiru ñaari at mujj nañ ko wàññi ba benn at loolu nag li leen ko may mooy Jaraaf dafa introduiroon benn recours fële ca CAF waaye nag lu ñeel joueurs yi di Mamadou Sylla ak Albert Lamane Diène seeni sanction kenn dindiwu ci dara juróom benni match lañ leen daanoon ak somme bu takku ci wàllu xaalis dañuy déglu secrétaire général bu Jaraaf di Léonard Diagne mu gën ci indi ay leeral. donc ci weer gee passé la ñu CAF jaarale ko ci fédération sénégalaise de football yëgal nañu ne commission d'appel bi réduire na suspension suñu vice-président Youssou Diall pour 1 an donc nañ jàpp ne ni fii ak weeru juin wu 2022 le 2 précisément suspension Youssou Diall dina jeex waaye li ñu gën a jaaxal tamit ci PV bi mooy ñun ba ñuy interjeté appel dañuy interjeté appel si ñaari cas c'est-à-dire cas Youssou Diall ak cas suñu joueurs yi sanction pécuniaire bi ñun interjeté wuñu si appel nag ñoom dañu tranché si PV bi ne bu Youssou Diall rek la ñu tranché wuñu bu suñu ñaari joueurs léegi guddi yi ñu toll ñun club bi ñu ngi liggéey daal si dossier boobu pour xool ban suite la ñuy jox pour suñu ñaari joueurs yi tamit ñu war a mun a dindi seen suspension wala ñu war ko mun a wàññi d'autant plus que ba tey ji ñun Jaraaf jàpp nañ ñu ne rek lépp lu commission disciplinaire bi waxoon ba andi suspension yi ñun Jaraaf nekkuñu ci defuñu ko donc loolu tax daal ñu ngi ciy gëstu te ci fan yu néew en tous les cas dinañu yëkkatiwaat dossier boobu pour surtout suñu ñaari joueurs yi Albert ak Mamadou Sylla.
ñu fàttali ni incident yi Léonard Diagne di wax mooy yi xewoon ca Thiès gannaaw Jaraaf ak Coton Sport Garoua bi ñu doon jongante ci quart de finale retour donc Coupe CAF waaye comme ni ko Léonard waxee xëy na pour joueurs yi dinañu réfléchiraat pour xool ndax am na yeneen recours yu ñu mën a def. sargal personnel de santé mu mel ni Casa Sport mooy équipe bu njëkk finaliste. voilà donc Casa Sport nga xamante ni mi ngi ci tànku li mu nekkoon mooy gagné finale coupe du Sénégal ci tournoi bi nga xam ne nag ñu ngi ko jagleel way docteur di leen sargal ci li nga xam ne mooy xeex bi ñu amal ci pandémie Covid 19 bi le Casa donc Casa démb mujj gagné ki nga xam ne mooy Gorée am ñaari victoire ci poule boo xam ne mooy poule A bi nga xam ne ñetti équipe rek ñoo ci am looloo leen di may nag ñu dem final looloo tax tamit supporters yi bëgg a mobiliser ngir feesal stade Amadou Barry ëllëg ñu déglu kenn ci ñoom. déjà ndam boobu moo ñuy topp ba léegi donc maa ngi lancé appel les 12 sous-sections yi nekk Dakar samedi suñu jour la bëgg nañu feesal tribune découverte. donc orchestre bi y a pas de souci dina ñëw et incha allah tribune découverte bi nañ ko feesal. voilà donc supporter Allez Casa ñu fàttali ni ci tournoi boobule tey ci après-midi bi Dakar Sacré-Cœur nga xam ne am na ñaari victoire depuis ñu tàmbali tournoi bi dina dajeek AS Pikine 16h lay doon fële ci stade Amadou Barry 18h tamit Mbour Petite Côte dina dajeek SNEPS mi nga xam ne bokkatul ci course bi pour dem ci finale bi demain finale bi lañ koy jouer fële ci stade Amadou Barry bu juróomi waxtu jotee donc ñu fàttali ni rek tournoi boobu ngir sargal way docteur la ñuy xeex ci wàllu pandémie bi ci seen wàllu agenda tamit ngeen jàpp ni dina am benn session de formation ak remise à niveau boo xam ne dina am ci diiru ñetti fan tey lay tàmbali ci ajuma ji ci ngoon loolu nag ñi ko sabab mooy amical ou entraîneur ak préparateur de gardien boo xamante ni Mandiati Fall moo ko jiite atelier boobu nag day allier li ñuy wax théorie ak pratique maanaam dañuy jàng ba pare dem appliquer ci terrain bi dina nag dajale expo air yu mag yëpp ci nga xam ne ñi yëngatu ci wàllu poste gardien. aywa football wala bëti réew Mame Fatou Kalidou Koulibaly leader la ci Série A. waaw Kalidou Koulibaly ak Napoli ñi ngi wëy di jiitu ci boppu Série A bi gannaaw fukki journée championnat yoo xam ne def nañ ko performance boobu nag li ko waral mooy seen défense dafa dëgër te défense boobu bu ñu koy wax évidemment Kalidou Koulibaly mooy bopp bi démb sax moo yoroon brassaaru capitaine défense boo xam ne ñetti but rek la jël depuis saison bi tàmbali Cheikh Tidiane Diaw. état de forme Kalidou Koulibaly jamono ji bokk na bu baax ci li tax Naples jiitu ci championnat Serie A bi ginnaaw bi ñu amalee fukki journée international sénégalais bi ànd ci axe bi ak Rahmani wala Manolas yor jamono ji défense bu gën a dëgër ci Calcio bi ñetti but dong la ñu jël ci 10 journées de championnat ren ji nga xam ne Juve day sooxe Inter xaw a irrégulier Naples bu Kalidou Koulibaly di wane ni favori bu wóor la ngir gagner Serie A bi ci saison bii la ñoom sax mën nañu am ab xel bu dal ci doomu Sénégal bi nga xam ne nee na bëggul jóge Naples su dul dem ca Barcelone Real Madrid wala Manchester City. waaw Kalidou Koulibaly di firndeel mbëggeelam ak Napoli club boo xam ne yàgg na fa loolu ñi nga xam ne nag ay soppey PSG lañ jàpp ni tey ñoom waa PSG ñooy ubbi 10e journée bu Ligue 1 bi donc Gana Gueye ak ki coéquipier dinañu daje ak ki nga xam ne mooy champion en titre bi di Lille kii di Napoli nag dina joué waat dimanche ci 11e journée bi contre beneen équipe boo xam ne am na benn ndaw sénégalais bu fa nekk muy Salernitana foofu Mamadou Koulibaly moo fay joué yaakaar naa ni loolu fi gënoon fës ci wàllu tàggat yaram Fati. merci beaucoup Mame Fatou dig la daje beneen yoon incha allah. incha allah ba tey ci xibaaru tàggat yaram yi mu nekkoon Mame Fatou Ndoye ñu àndoon ak moom ci xibaaru tàggat yaram yi di jéggalu ci li ci yéene kaay yi antuwul ëllëg altine incha allah dina ñëwaat di leen jaajëfal ci seen safo ak seen kóolu te ci kanam Baye Cheikh dina dellusiwaat ci Midi Plus aljuma mubarak jaa ngeen jëf ci seen cofeel jaa ngeen jëf ci seen kóolute ñu yendu jàmm.